mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax dellu di rafetlu seen ànd ak télévision Futur Média 7h30 jot na xibaaru timis yi lañ leen di indil la ca gën a fës bokk na ci ndaje moo xamante ne ji am na doonoon ci teewaay jëwriñ gi ñu dénk intérieur pexe yi moo di seet nu ñuy def ba ñiy lab ci géej gi mën a wàññeeku pexe bañ ca jukki bokk na ci plage yi nga xam ne dañu koo tere ñu seet nu ñu ko mën a woyofalee defar ko ba nga xam ne donte dafa am fu ñuy yemloo nit ñi sax bu ñu sangu ñu yemloo leen fa waaye ñu bañ leen koo tere définitivement. leneen lu ñuy waxtaane ci wàllu xibaar bokk ci mbirum Pape Mamadou Seck di kii ñu ne mi ngi bokk ci force spéciale te ñu yóbbuwoon ko pavillon spécial mu jaaree fa ak évasion bu spécial moom Pape Mamadou Seck moomee moo di kan dees na ci ànd ak Marcel Farba Maroun ci ay leeral wàllu politique ak bokk gis-gis yi investir Mouhamadou Lamine Massaly campagne am fa mu toll moom mi nekk ci liste nationale bi dinañu ci ñëwit ci élection législative yi ak coordonnateur départemental bu Benno Bokk Yaakaar ci diwaanu Fouta di Farba Ngom ab jano bu mu doon amal ak taskatu xabaar yi ndaje maag na mu demee département bu Linguère teeru ki nga xamante ne ji moo di tête de liste nationale coalition Benno Bokk Yaakaar di Aminata Touré lu aju ci réalisation de liggéey bu président Macky Sall def gën na koo fësal ca ndaje ma Cheikh Abdou Bara Dolly bi ñu investir moom ci liste proportionnelle bu wàllu askan wi gannaaw ay fan yu mu def ci kaso bi ba mu génne ay waxam jëm na ci ñu gën a taxaw ñi caabi féete ginnaaw wàllu tàggat yaram football coupe d'Afrique bi jigéen ñi football fële ca Maroc Sénégal di football quart de finale bu njëkk ci histoire am suba lay doon diggam ak Zambie bu 5h ci ngoon jotee mbokk yi lii mooy li fi gën a fës ci xibaar ngeen taaxee lu ma faram fàcceel leen ko. ñaari xeeti plage moo am bu ñu aayeek bu ñu daganal waaye seetlu gi moo di nit ñaa ngi wéy di dem ci ñuy tere bay jëye di fa am nees mën a def nag ba yooyee ñuy tere ñu seetas lëf suñ ci mën a defar aménager ko ba nit ñi mën di fa sangoo ñu bañ leen koo tere yi mooy pexe yi nga xamante ne ji kon doon nañ ko nasaka nocc ci ndaje mi ñu doon amal tey ji mu di ndajem comité pilotage protocole d'accord doonoon ci teewaayu jëwriñ gi amee intérieur di Antoine Félix Abdoulaye Diome ñu teewlu ko moom ministre intérieur ci kàddu yi nga xamante ne ji Mariam Ndiaye ak Alioune Diagne taataan nañu ko. ci biir waxtaan bi nag dafa am idée bu am solo bu ci jóge bu fi bàyyeekoo muy li ñuy wax ñetteelu yoon ndax ñaari yoon yi ñu xamoon boobaak léegi mooy plage bu am danger ñu tere plage bu amul danger ñu autoriser ko mais loolu bi ñu doxee tuuti seetlu dañuy gis ni tamit ay danger lay jur ñu ni kon est-ce que mënuñu toog waxtaan ngir plage yi ñu mën a aménager donte am na danger mais ñu mën ko aménager baliser ko maanaam utal ko ay mandarga yoo xamante ni dañuy wax ni nit mën naa dem ba fii sangu waaye mënu ko weesu waaye ñu indi ñoo xamante ni tamit dañ leen di surveiller ñu ni loolu est-ce que buñ ko defee du jur solution dara jiituwu ci xamal nit ñi yee leen te loolu mi ngi jaare ci ñi nga xamante ni ñoo am xam-xam jëm ci loolu waaye tamit di ci xaar accompagnement ndimbal ak jàppalewu homme de presse yi ak homme de média yi. ki nekk ñetteelu jigéen bi doon gouverneur jébbal nañu ko lenge yi tey jii ma nga ñu teg ca région bu Kédougou lu aju ci foofee kon mu war fa wuutu ki nga xam ne mooy Sayer Ndaw ma fa nekkoon moom Mariama Traoré jot na lenge yi xamle ne dana def kéemtalaay kàttanam ba taxaw ci kaaraangeeg askan wi waaye kaaraangeeg dëkk ba ñu ànd ci leeral ak Ibrahima Diabaxate. li aaju ci kaaraange gi doon na li ñu gën a waxtaan ci jëbbal lenge yi amoon ci diggante ñaari gouverneur fii ci diwaanu Kédougou Sayer Ndaw administrateur civil principal gouverneur sortant yëkkati na kàddoom jamale ko ci kaaraange gi pour que madame le gouverneur bàyyi ci xel bu baax a baax. Madame le gouverneur, des acquis ont été notés certes. Madame le gouverneur région Kédougou soxla na kaaraange bu baax a baax donte sax am na li nga xam ne jot nañ ko def waaye ba tey des na jot nañu installer ay unité sécurité yu bëri fii ci diwaanu Kédougou unité gendarmerie yu bëri samp nañ leen fële ci département de Saraya waaye ba tey am na li nga xam ne des na loolu moom yaa koy mottali maanaam ci wàllum sapeur pompier yi am na benn caserne bi nga xam ne dañ ko fa tàmbali yooyu yëpp dañ koy yeggale. kii di Mariama Traoré administrateur civil principal gouverneur entrant mel na ni daal dégg na li Sayer Ndaw junju bu baax a baax. Dans un contexte marqué par l'apparition de nouvelles menaces notamment. Monsieur le gouverneur dégg naa sa kaddu bu baax a baax kaaraange xam nga kaaraange moom ñëpp a ko soxla rawatina nag fii ci région bu Kédougou bi nga xam ne dafa sës ak
réewum Mali li ngeen jot a def fii ci laay sukkandiku pour gën a mun a taxawal kaaraange bu baax a baax fii ci région bu Kédougou unité yi nga xam ne jotoon nga ko def te mu des dinañ ci taxaw bu. ginnaaw ñaari at ak genn wàll bi mu nekkee gouverneur région bu Kédougou, Saer Ndao ki ñu nommé nii gouverneur région bu Kolda jébbal na lenge ci kenn ki nga xam ne xelam dafa màcc ci collectivité te mu doon ñetteel jigéen ci histoire commandement territorial bi ñu tàbb mu nekk gouverneur. Pape Mamadou Seck mooy waay ji ñu ne dafa rëccee ca pavillon spécial gannaaw bi ñu ko tëye woon ci kaso bi ne dafa bokk ci waa force spéciale di kuréelug ay nit yoo xam ne nee nañu salfaañi dëkk bee leen taxoon a jóg yaram wu sutante taxoon ñu yóbbu ko ca pavillon spécial bu hôpital Dantec foofee fa la rëccee moom Pape Mamadou Seck mooy kan dëgg-dëgg Marcel Farba Maroun. bi ñuy wooyee force spéciale ñu jàppoon ko fi fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin bi passé gannaaw manifestation yi fi waa Yewwi Askan Wi ak Wàllu Sénégal bëggoon a amal te ñu tere leen ko woon. Pape Mamadou Seck di militant politique ca Pastef Daaru Muxti mi ngi juddu atum 1984 ca Pikine toll ci fanweeri at ak juróom-ñett cité Aliou Sow ca Golfe Sud la dëkk. bu ñu sukkandikoo ci communiqué bu administration pénitentiaire daal di bind démb Pape Mamadou Seck dañ ko yóbbu woon ca pavillon spécial bu hôpital Le Dantec ndax feebar bu graaw yi mu am mu di insuffisance rénale toll ci stade 5 ak tamit hypertension maligne. ñuy fàttali ne juge d'instruction bu deuxième cabinet daf ko placé woon sous mandat de dépôt ñaar fukki fan ak juróom-ñeent weeru juin bi passé moom ak yeneen i fukki doomu aadama la ñu tuumaal ne dañoo bëggoon complot état bi ak laalaale kaaraange askan bi. ñu toppee leen tamit association de malfaiteurs lëkkaloo ak entreprise terroriste ak yàq ay biens yu état bi moom waaye tamit ñu yoroon te doon transporter ay substances ak i produits yu waroon a taal dëkk bi. gannaaw nag ba Pape Mamadou Seck daal di réer ci dëkk bi takk der yi nekk ci réew mi yépp di ko bàyyi xel bu baax a baax. waxtaane leneen mu di wàllu napp gi ak nees di def ba gën ko moderniser li waral kon ministère bi ko gàlloo ci réew mi recruter lu toll ci téeméer ak fukki stagiaire yoo xamante ne ji ay contractuel lañu ngir kon ñu xool nu ñuy lijjantee domaine boobee càmbar ko biir ak biti. ñu gis na jamono ji li ñu naan pêche artisanale am na kon ay innovation yu am doole te am solo yoo xamante ne ji am na ci rawatina ci quai de pêche la ñu koy nemmeeku nees di def nag ba lu aju ci produit bi nga xam produit yi bàyyi ko ci géej gi ñu leen di exporter loolee kon mën a wàññeeku ñu gën a dooleel kam gi ci réewum Sénégal lii mooy pexe yi tax a jóg ministère de la pêche ñu ànd ci ay leeral ak Fatima Touré Youssou Baro. gën a mën a sukkali lépp lu jëm ci wàllu secteuru li nga xam ne nag moo di napp gi moo tax ñu daal di formé ci lu toll ci téeméer ak fukk ak ndaw ñoo xam ni seen xam-xam màcc na ci wàllum statistique ak yeneen ngir rek ñu daal di gën a mën a ñëw dooleel li nga xam ne moo di ministère de la pêche. loolu nag dafa rek daal di dugg ci lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllum xëyu ndaw ñi. organiser ko pour ñu mën a jël 110 contractuels stagiaires yoo xam ne danañ leen jàppale pour ñu teg seen tànk ci bërëb liggéeykaay yi. donc suñu ministère yi suñu service muy service départementaux wala régionaux yi ñu mën ñu jàppale ci li nga xam ne te yitteel nañu ci département lépp lu jëm ci ay statistiques lépp lu jëm ci contrôler activité bi notamment acteurs yi ci bërëb yi. loolu ñoom danañ parce que c'est des formés xam nañ liggéey bi xam secteur bi xam nañ ko ñu jàppale ñu ci loolu. lu jëm nag ci wàllum modernisation secteur pêche boobee sax bu ñu sukkandikoo ci kàddu ki nga xam ne moo di ministre de la pêche lépp loo xam ne nag yemb na def nañu ko surtout nag jëmale ko ci pêche artisanale bi. peut-être que ressource bi ni muy raare gaal bi tey day gën di sore ci géej di fa gën a yàgg donc forcément sécurité day taxaw donc dëgëraay gaal googu dañ koy saytu. moo waral ñu xalaat di def ay pirogue en fibre de verre. mais gaal yooyu par exemple dafa moderne parce que gaal boo xam ne du diig dafa am solo gaal boo xam ne li ngay napp da nga ci mën a conserver de façon convenable pour 100% nga teeral ko am na solo mais boo ñëwee itam fi ngay teer mooy quai de débarquement yi modernisation ñu ngi ciy liggéey plusieurs réalisations am na mais tey dañu weesu. waaye nag lu mu ci munti doon am na ay défis yoo xam ne ba tey des na. aujourd'hui l'idéal ce serait de. dañoo war a ñoŋal li nga xam ne moo di exportation bi waratuñu taxaw rek di yaakaar li nga xam ne mooy exportation brute waaye war nañu xool yeneen alternative ñu ngi si sax bay suñu waar ndaxte booy xool fii ci port Dakar boo gisee am na 90% ay produits yu bëri dañ koy exporter fi nga xam ne moo di États-Unis loolu nag ay avancé la am na yeneen yoo xam ne ñu ngi koy dëgmal ngir def ko.
ngir gën a mun a ñoŋal li nga xam ni moo di secteuru pêche bi ay ndaw yu nga xam ne am nañu xam-xam xarañ ci lool dafa rek daati war loolee sax moo waral ñu daati recruter ñi nga xam ne ñoo di ndaw ñii ngir daati rek mun a am ay résultats yi nga xam ni doon na loo xam ni ñu ngi koy xaarandi boobu ba léegi. waxtaane wàllu politique ak Mamadou Lamine Massaly mi ñu investir ci liste nationale bu bokk gis-gis meeting bu mu doon amal ci Mbour 4 di quartier bu nekk ci diwaanu Kees fa la sàkkoo ci askan wi ñu def tànneef bi gën woote fal ay député yoo xamante ne ji danañu am ngëm-ngëm ñu dëggu la ñuy doon te it bu ñu yeggee assemblée nationale njëriñal askan waa leen fay bàyyi ñu ànd ci leeral ak Cheikh Anta Diop. Mouhamadou Lamine Massaly ñu investir ko nag ci liste bokk gis-gis liggéey bu Pape Diop dooreb campagne am fii ci Thiès quartier Mbour 4 ginnaaw ni mu ko digg woon ak askan wi quartier bii dañoo amoon jafe-jafem ndox tey jii de mu dox ay jéego sampal leen ay tuyau ba ndox mi dikk fii ci quartier bi. askanub lëmb bu ñu dajaloo yaakaar la mënuma lu dul sukkandiku suñu borom yombalal leen ko ma faylal leen ko weddi gis bokk gis bokk si la preuve waa SDE seen xarañte indil nañ leen ci yi donc ñun duñu def politique politicienne askanu Thiès moo ñu ñor te lépp lu ñu yor fas yéene nañ ko bokk ak yéen. ki yor kàdduk ndaw ñi nag di Samba Sow ne nag lii lu rafet la te yàgg nañ ko xaar ci kilifa yi mu amuñu ko. koo xamante ne wax nga ko lii laa soxla balaa ñaar ak ñett di ko yëg mu lijjanti la ko ñëw tegal na ko yaakaar naa kooku bu la nee fal ma dem assemblée nationale représenté leen fa di ngeen ko gëm donc waa Mbour 4 waa Thiès ñu ngi leen di ñaan incha allah le 31 juillet voter la coalition Bokk Gis Gis. Mouhamadou Lamine Massaly nee nañ de bu ñu leen falee député daañu indi lu ñuy wax assemblée de rupture. yor sa parti politique di faat ay bakkat je pense que loolu du dëgg du yoon man day chef de parti politique là parce que maa jiite union pour une nouvelle république ñu dem coalition ànd si le président Pape Diop mi jiite coalition Bokk Gis Gis liggéey ñëpp xam ko si xarañteem ñëpp xam ko si jàmbarteem ñëpp xam ko si dëgguteem ñëpp xam ko si xarañteem ak bëgg bu mu bëgg Sénégal ndax jaar-jaaram wane nañ ko tey ku dugg Sénégal jaar Ndakaaru Njaay di ko jaawale Paris ñëpp xam nañ ne liggéeyu nit ku sell kooku la xam ngeen ne salaire u député taxuma jóg man askanu Sénégal moo ma ñor parce que jot na ñu am des institutions fortes maanaam ñu respecter institutions yi. Soxna Ndiaye Bokk Gis-Gis nekk ci juróom-ñetteelu place bi ci liste nationale ak Samba Thiaw mi nga xamante ne moom la ñu tabb ci liste départementale coalition Bokk Gis-Gis liggéey taxaw nañu ñu wone leen ak askan wi ngir ñu mën leen a woteel. Farba Ngom coordonnateur départemental bu Benno Bokk Yaakaar ci diwaanu Fouta ab janoo la doon amal ak taskatu xabaar yi ca boobu li diwaan dellu si ci sàkku ci askan wi ñu fal kon Benno Bokk Yaakaar seeni député ñëw na it ci coow li fi amoon jëm ci xaalis bu ñu ne da koo toogaale coow amoon ca ñu ko ci doon tuumal mu ne jéggal na ñëpp yeneen yu mu ca teg ñu ànd ci ak Ali Bandel Dieng. bisub wote bii ñu dëgmal mu nar a méngoog fanweeri fan ak benn ci weerub juillet Ousmane Sonko dina xam ni sénégalais yi ci seen biir xol la ñu def Macky Sall lii mooy kàddu yu njëkk Farba Ngom bu muy amal dajeek taskatu xabaar yi député maire bu Agnam mi yàq leader Pastef lu mel ni xeme mel na ku yàkkamti wax ak ñoñom ya ca Benno Bokk Yaakaar ci enjeu dëgg élection yi ñu dëgmal la. bii du benn référendum élection législative la Macky Sall président de la République moom la ñu utal majorité pour mu mën a continuer liggéey bi nga xam ne sumb na ko te bu ci yàlla àndee c'est pour mu mën a def plus te lu ci jot rek ñu mun ci communiquer législative moo xew Macky Sall du candidat mais ci li ñuy dox ni di ko def moom la ñu jàppale bu kenn génnee loolu ci seen i nopp kaddu yu opposition di wax rien que pour dindi seen i moral te tamit jaxase li ñuy wax. ci li nga xam ne nag jëm na ci wàllu alal giñ koy moomalee ak yenn attaques yi ñuy teg ci derama Farba Ngom ne kenn du ko divertir. ku jël engagement dugg ci langage politique bi munoo naan kenn du la waxal lu bon kenn du la waxal lu baax man Sénégal gi la lañ ma desal xanaa Farba Ngom ëmb na rek loolu rek lañ ma desal amul leneen lu ñu waxut ci àdduna te loolu nag man dama ko paree wax dëgg yàlla Macky Sall laa wax mooy sama imam ci wàllu politique luñ ma mënta waxal ñëpp baal naa leen te yàlla tax ku ma mënta waxoon lu bon loo xam ne du dëgg yëpp ak luñ ma mëntoon sosal yëpp baal naa leen.
moom mi nga xam ne nag dañ ko investir ci liste nationale bu Benno Bokk Yaakaar di woo acteur politique boor bu ne ngir am campagne électorale bi ñuy amal ci jàmm. campagne bi ubbi ni bu ci yàlla àndee ñun quelle que soit confiance bu ñu am ci suñu militant ak suñu base politique Macky Sall la ñu bëgg seen biir xol damay wax sama homme politique yi bokk Benno dem leen ci terrain bi meeting yi am na solo trop mais pas trop li ëpp solo c'est la proximité ak partage. fii léegi ñuy dalal Aminata Touré mi ñuy xaar fii ci Matam alxamis gi ñu dëg ma la coordinateur départemental bu Benno Bokk Yaakaar kat bi muy dajak taskatu xabaar yi daanaka siiwal na lépp lu jëm ci seen wàllum programme bi ñu namm amal la. tête de liste bu Benno Bokk Yaakaar di Aminata Touré ma nga woon ci diwaanu Linguère ñu teeru ko fa mu yëkkati fay kàddu jëm ci biral liggéeyu Macky Sall ci bopp réewum Sénégal Aly Ngouille Ndiaye ma ko fa teeru xam le ne amuñu sikki sàkk ci ne yeneen élection la ñuy waxate waaye yii moom gagné nañu ko ba noppi ñu ànd ci leeral ak Mamadou Moustapha Ndiaye. xalif général des Mourides dalale tête de liste nationale bu coalition Benno Bokk Yaakaar ñëw na fii ci département bu Linguère di Aly Ngouille Ndiaye jàpp ne Jolof combat amatu fi. danañ feddali kóllëre ànd ak président Macky Sall fii moom xaw ma fu ñuy wax combat waaye fii moom le match est gagné d'avance. problème bi kay mooy ñaata seconde la ñuy def ci ring bi rek ñaata seconde la ñuy def ci ring bi seconde yi nag ni ñu koy mesurer mooy écart bi ñu war a gagné waaye fii moom gagné nañ ba pare. Aminata Touré bég lool ci taxawaayu responsable ak militant yu Benno Bokk Yaakaar yi nekk fii ci Jolof. mu jàpp ne Jolof Macky Sall def na fi liggéey bu am solo rawatina ci wàllu càmm. fii ci Jolof gis nañ li fi président def bëgg naa baral liggéeyam gën a jàppale ni ma ko waxee l'élevage gën a jàppale aussi les femmes gën a jàppale aussi la filière de transformation des produits de l'élevage loolu yëpp mu ngi ci programme am kon dañoo bëgg mu am une large majorité à l'Assemblée nationale 100% rek la ñu fi xaar ndax Jolof wax nañu ko ni président liggéeyee Ndakaaru liggéeyee ko Ndar liggéeyee ko Kaolack liggéeyee ko Saint-Louis noonu la liggéeyee fii ci Jolof kon nag ñu ngi saluer aussi l'unité au sein de Benno Bokk Yaakaar. Aminata Touré ak délégation ñaan militants yi ñu amal campagne boo xam ne ni ci xel lañ koy amalee te moytandiku lii di violence. bàyyee ko diwaanu Linguère dem ba Mexe ma nga ca Tiwaawan foofee lu ëpp fukki at ñi ngi ni kon nit feebar fa ñu mën la évacuer daanaka jafe-jafe la ndax duñ gis ambulance lu ci ëpp ci taxi kalandoo lañ lay yóbbu lañ lay dugal di la yóbbu ngir nag fexe ba loolee dañ moo waral kon poste de santé ba fa ak yàqu goo xamante ne ji yàqu na ko ñu war cee gën a mën a taxaw ñi nga xamante ne ji ñooy ñi wopp lu ca bari ci biir kurwaal yi la ñuy leen di fekk fa lañ leen di taxawoo mu di coono boo xamante ne ji daal ci wàllum paj diwaan boobu ma ngi koy dund ku ci taxaw nag ñu jël ñu ànd ciy leeral ak Cheikh Anta Diop. bii di Pekes daanaka dañ daan am ay jafe-jafe lool ngir yóbbu nag waaye tawat yi ci centre de santé bi nekk ci Ngaye Mékhé wala hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh bu Tivaouane amuñu woon ambulance tey jii de ambulance bu yees la leen maire bi indil ngir nag faj jafe-jafe yi nga xamante ne askanu Pekes ñu ngi koy jànkoonteel. ndax avant la venue de cette ambulance amoon nañ jafe-jafe parce que bu ñu doon évacuer malade dañ doon louer ay clando wala ay sept-places di leen ci teg ba Ngaye mooy suñu district de référence. alors que le district de référence et le poste ça fait 32 kilomètres presque. deuxième adjoint au maire bu Pekes gis ni ambulance Pekes gii de dañ koo tumuranke woon lool. ambulance boo xamante ni bu mucc ayib la malade bi wax dëgg yàlla ñu mën ko évacuer jàmm te buy dem aussi du sonn. ñu gis ne fii ci poste de santé bu Pekes ñeent fukki dëkk ak juróom-benn ci la ñuy jokku. waaye poste bi de màggataayam bi jéggi na dayoo ba tax na Birame Diouf mi nga xamante ni moom moo jiite CDS bu poste de santé bu Pekes di sàkku nag ndimbal nañu nekk fii ci Pekes ku ne dugal ci loxoom ngir ñu mën a tabaxaat poste de santé bu bees. logement amu fi ma duggaat ci couloir yi nekk loo xam ne dama ko doon dund en tant que citoyen boo feebaree ci couloir yi ngay am hospitalisation parce que benn salle d'hospitalisation amu fi. wax dëgg yàlla loolu moom nekk na loo xam ne yàgg nañ ko mbét. ambulance bi lu ñu yàgg xaar la fii ci Pekes te jii de am nañu ko waaye ñu gis ne poste de santé bu Pekes mën nañoo jàpp ne ci perfusion la nekk ndax jafe-jafe yi muy jànkoonteel la. Gurel Jaaji di dëkk bu nekk ca diwaanu Tambacounda foofee moom maternité ba ak namu mel moo jéggi dayo muy li ngeen di gis ni mu ne day noonu la ci jigéen ñi di muccee yëf yee yàqu na dem ba so tiital askan wi ñeneen ñu mu tiital it moo di fajkat ya foofee lu ni mel tax infirmier chef de poste ba kon di sàkku ci kilifa yu ñu defaraat maternité bi ndax am na solo ci dëkk ba te dara ci baaxul
ñu ànd ci leeral ak Moussa Omar Gueye Amadou Diédhiou ca Tamba. benn quartier boo xam ni dafa wet mu nekk quartier Gurel Diadji boo xam ni itam bari na ñoo xam ne dañuy soqeekoo ci dëkk yooyu nga xam ne dañu xaw a làqu ngir nag ñëw ngir faju si tey jii maternité bi nga xam ni soxna yi fa lañ leen di rawle bu ñu demee ba toll ci war a mucc nekk na nag maternité bu doy waar boo xam ne dañuy ragal mu màbb ci seen kaw waaye itam ba tey ci kàddu ki nga xam ni moom mooy infirmière chef de poste di Diarra Ba nee na nag ñaari weer yi nu génn gis na daal ñu bëri dañuy amal accouchement à domicile. dañoo mujj changer lieu d'accouchement bi parce que c'est risqué ndax salle d'accouchement bi dafa commencé di délabré te par mesure de prudence ak risque yi nga xamante ne moom mooy am di nekkul li nga xamante ne ni mooy le prudent pour ñuy accoucher foofu femme désenclavé ko ndax population yi di mën a génn surtout guddi accouchement yi ndax seetlu nañ les deux mois yi passé dañoo enregistré beaucoup d'accouchement domicile te loolu boo leen laajee enquête yi yëpp li ñu joxe mooy ñàkk moyen de transport ak ñàkk accessibilité ndax bu xasee ba guddi pour nga am loo indi fii ci poste bi day xaw a jafe. am nañ sage-femme ak infirmier mais infirmier bi rek moo logé du coup guddi infirmier bi rek mooy def accouchement yi ndax sage-femme bi logé wul fii nii ci biir poste bi. yeneen jafe-jafe yoo xam ne ñu ngi koy dund teewul daal ñi nga xam ni ñoom ñooy kuréel bi lëkkale ñi ànd ak feebaru suukar ñu koy wax antenne régionale diabétique daal di fay amal ay yëngu-yëngu ngir amal ay dépistage waaye itam ba tey ñaax askan wi nan la ñuy wattandikoo lenn ci feebar yi waaye nag nu mu mënte di demee partenaire bii di AMREF ak ASC bu Gurel Diadji daal dina xar seen tànk tubéy ba lépp loo xam ne ñu ngi ko fa doon amal ci wàllu yëngu-yëngu mu ñu daal di koy matale sëkk. mbokk yi ñu waxtaan ak yéen ci wàllu tàggat yaram ak football Coupe d'Afrique bi nga xam ne jigéen ñi ñoo ngi koy football fële ca réewum Maroc. Sénégal ma ca bokk yegg ci quart de finale yi suba la war a football quart de finale mu di guléet nag équipe nationale bu Sénégal ci wàllu football ci jigéen ñi di yegg foofee ci Coupe d'Afrique ñu ci daje ak réewum Zambie bu 5 heures ci ngoon jotee lay doon ñoom gaynde yu jigéen yi taxaw fas yéene kon gagné boobi les match ñëpp pare nañu kon ngir liggéey lu ne mel ki ko xamle moo di ki leen di tàggat di Mame Moussa Cissé mooy sélectionneur bi ñu déglu ko ak envoyé spécial bu groupe Futurs Médias ci diwaanu Maroc di Youssouf Bodian. bu baax parce que déjà bi ñuy joué troisième match bi déjà ak kaw Covid yi ñu amoon ak xale yi nga xamoon dañu am benn carton jaune ñu doon ragal ñu amaat beneen carton jaune man déjà puisque qualifié woon nañu déjà tourné woon naa équipe bi pour permettre xale yi nga xam ne football lu ñu woon ñu football donc am compétitivité nekk ci rythme équipe bi beneen bi aussi éviter am carton yooyu et puis permettre ñi nga xam ne dañu feebaroon ak dañu blessé woon ñu mun leen récupérer donc ñu ngi travailler ci fraîcheur physique bi parce que xam nañ ni adversaire bi ñu am ni tey jii ci wàllu intensité ci wàllu défi physique dafay indi lu bëri il faut ñu mën a répondre ci loolu te loolu récupération moo ñu koy permettre ñu ko tey retrouver nañu groupe bi retrouver nañu médecins yi surtout parce que au-delà liggéey bi nga xam ni moom nañuy def pour faj xale yi ñoom ñooy seen conseillère parce que ñooy seen yaay am na yoo xam ni ñoom nañ koy waxanteel am na loo xam ni duñ ko wax ak man coach bi mais ñoom nañ koy waxanteel ñoom ñu régler ko ci groupe bi donc le fait que ñu toog ñaar ñetti fan nekkuñu ak ñoom lu difficile la woon mais déjà ñëpp ñëwaat nañu ak joueurs yi et donc loolu lu am importance la ñooñu ñu démb fii laata ñuy jógee Rabat entraîné nañ fa ñëw fii voyage bi ça s'est bien passé noppalu nañu bu baax te su ngoon dinañ am suñu dernière séance d'entraînement pour dugg ci match bi suba. léegi daal li ma bëgg ñu xam daal mooy xale yi ñoom seen bopp am nañu gëm-gëm ni war nañu def dara parce que lépp lu ñu defoon boobu ba léegi dañ ko fàtte parce que objectif bi nekk suñu kanam dafa am solo déjà boo gagné da ngay dem demi-finale ba pare boo gagné aussi da ngay dem coupe du monde rêve la ci ñoom. bu su yegsee fii xam nañ ni équipe bu mag la parce que pour bi mu nekkoon Cameroun mi ngi fa woon Tunisie mi ngi fa woon te man équipe yooyu yëpp daje nañoo ak ñoom ci éliminatoire ci préparation bi en match amical donc ñoom bu ñu fa jëlee paie ça veut dire que équipe bu baax la seetaan nañ leen aussi seen ñetti match yi et aujourd'hui am nañu jàngat ci ñoom. suñu collègue entraîneurs yi aussi envoyé nañu ay commentaires ci ñoom loolu lépp dañ ko jël très au sérieux équipe boo xam ni engagement physique la am vraiment solidarité ñoom it bëgg nañu dara. mbokk yi fii la ñuy yem ak yéen ci xibaaru timis yi ci télévision Futur Média 20h di ngeen ànd ak Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop ci xibaaru tubaab yi yàlla nañu yàlla doole jàmm ñu fanaan jàmm ba suba ak jàmm.